jënd kër yi ñuy dugg dañ leen di dàq ci biti donc dañ leen di dàq ci biti foofu ca Ndakaaru Touba nag falal raay ba téenee ñoom dañuy ñëw teg seen i tente teg seen i chaise pour langue pour voilà collecter ay parrain dañuy population ñooy wekki dajji lépp jàpp jël chaise yi daggate sànni toj chaise yi toj lépp ne loolu du fi am donc ma dégtal leen image yi su ko defee ñu daal di mën a sekk waxtaan ak ki nga xamante ne nii moom mooy Doudou Wade également. ci jamono jooju lañu gis biir Touba lu kenn xalaatul woon lu kenn yaakaarul woon muy di manifester di xeex di damm ay chaise di tas ay ndaje di sànnante xeer mel ni ku nekk ci réewi Europe ya ci dëkkab si Ahmad Bamba ku yeewoon sëriñ Abdou Ahad Mbacké waxoon ko ku yeewoon sëriñ Saliou waxoon ko ku yeewoon bari nañu lan moo war a jar lii kon ci àddina politique gu àddina bii nga xam ni lépp alal la ndax war na jaral taalibe si Ahmad Bamba muy jaay peuple-am di jaay askanam ci alal ju ñu ko jox moo tax nit dina toll foo xam ni danañ la téye ngir sëñ Touba danañ la jàpp ngir sëñ Touba waaye yéen na nga yëg ni jaratoo dara ci suñu biir kon mbokk yi image bu ñaaw la ci biir Touba lan moo ko waral parrainage ndax ñenn ci booyi Touba yi xale yi Touba yi nee nañu kenn du fi def élection ndax ni Karim Wade du bokk ci élection yi jur na ndaje bu fa waay def nee nañu daañu ko tas lan moo ko jar bëgg jaay sa askan bëgg jaay sa peuple ndax alali àddina képp ku ci nekk jàppal ni sëñ Touba jéppi na la sëñ Touba gedd na la sëñ Touba da daan jël alal ji di ko falang ak i bant tey nag alal jooju la ñuy xëccoo bëgg jaay sa askan ci jamono joo xam ne Touba ngi bëgg dee. ci jamono jooju la kenn ci. donc li benn extrait la rek ci li nga xamante ne ni moom mooy vidéo yi nga xam ne ñoom ñooy jàll ci réseaux sociaux bi mu nekk lu doy waar kon duñu def lu dul daal di woo nag ki nga xamante ne ni moom mooy Doudou Wade allo. oui. waaw donc ñu ngi nuyu Doudou Wade donc Doudou Wade donc nekk ancien président groupe parlementaire bu PDS. bokk nag ci ténor yi foofu ca parti démocratique sénégalais ñu ngi lay nuyu lu bari di la ziar bàyyi la nga nuyoo sénégalais de l'extérieur yi diaspora bi nga nuyoo aussi waa Sénégal. asalaamaaleykum mbokki sénégalais de la diaspora ak fu ñu mënti nekk ci àdduna maa ngi leen di nuyu di leen ziare di leen balwaax di leen ñaanal jàmm ngeen am jàmm fi ngeen nekk mais fa ngeen bàyyi aussi am fa jàmm yal na yàlla def jàmm ci yéen ñëpp. waaw kon nag ñu ngi lay nuyu di rafetlu vraiment aussi sa disponibilité ndaxte xam nañ ne yaa ngi France jamono ji bañ la contacter rek ndeysaan si nga ñëw ñu ko yombalal dañu dégtal suñu mbokk internet yi sànq benn image bu doy waar foofa ca Touba ndaxte jeunes yi di mun nañu wax ne waa Touba ci boppam tey képp koo xamante ne da nga ñëw foofu Touba di collecter ay parrains pour le candidat Macky Sall rencontre bi dañ koy yàq gars yi nee nañ bu fekkee ne Karim Wade du bokk ci élection yi foofu bu fa kenn ñëw du juux si fa naan yaa ngi jéem a collecter ay parrains pour qui que ce soit surtout nag rawatina bu Macky Sall xam nañ ne aussi Ndakaaru aussi gars yi ñu ngi leen di dàq ci biir kër yi parce que Assainies ñiy collecter aussi ay parrains pour aussi candidat Macky Sall dañuy saraxu dem nañ bay saraxu citoyens yi yow ban analyse ban jàngat moom nga am ci image yi nga xam te ne moom laa dégtal gars yi léegi. waaw xam nga dafa am ñoo xam ne ñoo def loolu ñu def ko Touba. def ko Ndakaaru te di ko def feneen ñooñu ndax ci parti lañu bokk ay sénégalais lañu yoo xam ne yi dañu am seen naxar ci ñoom ci Macky Sall ak ñoñom ci Macky Sall ak famille am ci Macky Sall ak gorom ci Macky Sall ci ni mu war a tërëree réew mi ci mbir Touba damay jàpp ne Macky Sall bi mu ñëwee dafa wane boppam bu jëkk dafa wax ne sëriñ si ay citoyen ordinaire lañu ne Tijaan la ne Medina Gounass la
ne murit nanguwul féete boppam ca la mu nekk ba pare di dox boo xam ne bi doxam moom Macky Sall la boole sëriñ si la boole tarixa yi la boole waaso yi la loolu nag bu ko defee te Sénégal yi xam ko ba pare lu mu leen waxoon génn ci lu mu dajale ay fen la lu mu wax du dëgg nit la koo xam ne ki ñi ànd ak moom ci boppam sax dañ koy wax barke démb maa ngi ci benn émission ak benn waay bu tudd Moustapha Fall ci mu ne la ko Macky Sall la waxoon ca mairie Kaolack wax defu ko en 2009 defu ko en 2014 mu ngi koy xaar 2021 ma ne ko du ko def parce que yow sa bopp fi nga nekk nii ci li nga nettali war nga ne du tu kàddu waaw loolu nag yëpp moo tax Sénégal yi dugal seen bopp taxawal seen bopp pour commencer ko te loolu ñu Sénégal yi commencé ci moom ak ki ñooñu warul commencer tey warul yem tey parce que moom sax war na leen ko parce que mu ngi jël jigéen ak jigéen yi ni ñu amee sutura jigéen ñi sàcc bariwul jigéen buy sàcc bariwul nga jël jigéen ci mbuur yónni ko dig ko sàccaloo ko ay carte 100 carte mu sàcc ko ba pare ñu ko jiite mbuur au lieu ñu seet ñu ko génnee wala ñu ko toppatoo wala sa njaboto ñu ne non ñoom daal kooku moom nu mu xam ne dem ak bu jubam moo lay wan ak Sall peuple sénégalais bi ci den naxar ñoom taxawal seen bopp ñoom xeex boobu ñoom parce que xeex yi du xeexu parti politique ci Ndakaaru dañ am naxar ñi fi nekk la ñu waroon gis ci politique gisuñu ko Macky Sall fen na leen juróomi at bés bu nekk mu fen leen ci mandat bu ñu jël 5 ans tëj na ci ay nit benn ku ñuy wax Ousseynou Diop ñu ngi ko tëj ñaari at laa yoogul ndax rek dafa ci Facebook wala ci réseaux sociaux yi njàpp ko ne ku nekk yaay fajal sa bopp sa njobotaan ku nekk danga koy wotee mais dañuy jàppe ne daal Sénégal yëpp ñoo war a taxaw pour li nga xam ne bu fekkee ne dëggu am na ci ñun te dañu am naxar te naxar bi ñu gis ne mësuñu ko gis ci àdduna li xew mësul am benn parti mësul am Senghor amul ci Abdoulaye Wade donte ma defe naa ne Sénégal yi waruñu ko nangul Macky Sall. ok waaw léegi nag bu ñu jógee ci point boobule li nga xam ne surtout moo yokkata tey ma ne foog ma jël waa PDS mooy polémique bi nga xam ne am na ci semaine bi yépp sax mooy lettre Madické Niang xam nañ li mu peese ci biir parti démocratique sénégalais ak it aussi relation ak it président donc Wade Abdoulaye Wade moom mu nekkoon ministre des affaires étrangères moom nag ci boppam benn lettre daal ne il faut que PDS mu am benn plan B candidat boo xam ne tey bu Karim Wade vraiment ñu gis ne mënul bokk ci élection yi mu war a jàkkaarloo ak it Macky Sall mbir mi nag jur coow d'autant plus que mu am benn liste boo xam ne ay député PDS ñoo ci bokk ñoom it ànd ci xalaat boobule. donc polémique bi bëri na lool bien que sax amoon na début de clash mais lépp dugg na dans l'ordre yow lan mooy sa xalaat ak sa position ci li ni mel. d'abord Mati li nga wax du dëgg. waaw. yow li nga wax noonu. waaw. ne Madické Niang dafa bind lettre. waaw. bu ay député signé. mu ne dafa soxla plan B. non waxee ma ko noonu dama ni. moom ba mu bindee lettre am pour que ñu am un plan B pour beneen candidat au cas beneen candidat pour PDS à côté am na beneen liste bi nga xamante ne nii ay député PDS li may wax nii mi ngi ci presse bi site internet yi ak tamit ci Facebook bi donc inventé wu ma ko en fait man su may préparé live wax naa la ko démb damay tànk fi tànk fale woow ñu bari donc bu ci kanamee boo paree Serigne Assane Mbacké si boppam ci liste boobu la bokkoon dina dugg mais loolu laalewul dara ak Madické Niang parce que moom nee na ma moom waxul ak Madické Niang liste bi bokkul ak Madické Niang dama boole ñaari fee voilà. mais Mati. émission bi yow man loo ko wax yow man maa koy wax. waaw damay leeral.
waa déglu ma rek. waaw damay leeral. xam nga wax nga da nga ne lettre Madické Niang bu mu wax ne. ay député signé ko pour plan B. lettre boobu man. non moom laa lay wax ma ne la c'est deux faits différents moo tax ma ne la waxuma Madické Niang ay lettre c'est deux faits différents. ban fee ngay wax. ma ne nañ waxante nag ban fee ngay wax ban la ci. voilà lettre Madické wala beneen lettre bi. voilà je vais vous éclaircir si vous permettez. mani waaw semaine bi nag voilà semaine bi waaw damay leeral pour que nga gën a comprendre kii monsieur Wade dama ne semaine bi polémique bi bëri na ci PDS lan moo ko jiitu moom mooy lettre Madické Niang bi d'abord pour un plan B pour que ñu am PDS mun a am candidat donc mu am aussi beneen liste boo xam ne ay député PDS ñoom ñoo aussi ñaan pour que PDS am un plan B maanaam beneen candidat au cas où Karim Wade du mën a présenté wu ci liste boobu bokk na ci ku mel ni Serigne Assane Mbacké bu ci kanamee dina dugg ci biir live bi ndax maa ngi moom jokkoon nañu lu yàgg c'est deux choses différentes mais lépp ci PDS la moom lay relater ma ne semaine bi yëpp lii moo ci jot a xew ci PDS. waaw léegi nag est-ce que mën nga ma déglu. bien sûr maa ngi au moins ma wax lu toog li nga wax. mais sinon parce que émission bi defuloo ko yow. on vous écoute monsieur Wade. may ma tuuti rek il faut nga déglu ma. boo ma dégluwul ñu arrêté émission bi. waaw ñu man da may déglu. da may déglu parce que waxu ak yow Sénégal yi laay waxal. dama ne. lettre Madické Niang boobu. man gisuma ko ci réseaux sociaux yi. bu fekkee ne gis nga la lettre de Madické Niang nga yónnee ma ko. mais man gisuma ko. bien xam nga loolu leer na. man nag mënuma tontu ci lettre boo xam ne bi liiruma ko. beneen lettre bi nit ay bind ni nga ne ay député ko bind. député bind ko. ki ko bind. membre parti bi la moom moo ko bindal boppam. ba pare wax ay nit ne nañ ci bokk nañ ko signé. lettre ba. am na ñu ne bokk nañ ci am na ñu bari ñu nekkoon ci moom ne bokkuñu ci. nangu loolu. ki ko bind moo ko bind mais lettre bi ngeen publier yéen dans les réseaux sociaux gisu leen ci signature. mais am na ñu ne woon bokk nañ ci mais ñooñu nee nañu bokkuñu ci dañu juum. Papis Bathily nee na bokk ci. député Mor Kane nee na bokk ci. Fane Mbaye Ndoye nee na bokk ci. te woon am na problème. loolu laa ko wax moo tax bu mu dama bañul jaaw loolu nag nga wax ne ñooñu moom la ñu wax. ak la ñuy wax. ca loola. loola président de la République tontu na ci. président de la République. la mu tontu daf ko bind lettre. ñëpp publier ko mu leer. lettre président de la République tontoom gis naa ko mais gisuma lettre Madické Niang. yow boo ko gisee nga ko li ma mën a jàpp nag ci loolu yëpp li ma mën a jàpp. wax ji am na. président tontu déggoo na yaakaar naa déggoo na ci moment bi ñu toll nii ak Madické. yaakaar naa ko. parce que am na loo xam dañ koy waxante ñoom du ma ko fekkee. parce que ba ñu daree waxante ñoom yàgg na. am na lu ma ci xamul. mais li ma ci jàpp daal li tax ñu tax a jóg. ak ñi tax coow li am. mooy plan B. ci gàttal ma tontu la tey ma tontu la benn tontu bu gàtt. responsable parti démocrate sénégalais bu conscient ci responsabilité boo ko ne woon tey tellement alphabet bu ne A dafa naan C D E F parce que lettre boobu dafa génn suñu xel génn na suñu bopp nekkul ci ñun suñu alphabet A ba B bokkatu ci est-ce que loolu leer na jeex na. Voilà, donc je peux venir, balaa may poser question aussi ma ñëw aussi ci beneen leeral moom mooy Madické Niang defe naa ne bu fekkoon ne dafa gisante ak Wade wala mu woo ko defe naa mu yem ci seen diggante kenn du ñëw di wax Madické Niang ci plan B bi mu suggéré ak li mu yëkkati kàddu yu mu yëkkati ba mu am benn ñagas-ñagas ci digganteem ak candidat ak président ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Wade moom Madické Niang ndax moo ko signé moo bind lettre bu ou pas ñun bu ñuy def live jur na polémique ñëpp a ngi ciy coow lettre bi gars yi publié nañ ko un peu partout ci Facebook man nag duma yàlla duma yërënti dama ñëw fa pour rapporter les faits mooy li ñu gis ak li nit ñi di commenter ma jël un responsable bu PDS ma indi ko mu leeralal ñu benn donc Maty moom moo waxul dëgg ou pas
pas en tout cas donc tas na ci réseaux sociaux yi et que ñëpp aussi jur na coow lu bari presse bi relaté na ko et maître Abdoulaye Wade également bindaat na beneen lettre tontu na ki nga xam ne moom mooy maître Madické Niang donc bu loolu weesoo aussi liste bi ci boppam ki nga xam ne mooy sëñ Assane Mbacké dina dugg bu ci kanamee moom d'accord na ni dina ko waxal ci gémmiñam d'accord na ni approché nañ ko te moom d'accordoon na ni il faut que ñu am un plan B waaye ni ñu ko présenté affaire bi laalewul ak it Madické Niang moom yoonam ne ko ci Madické Niang te déggoon na ak it président Abdoulaye Wade mais bu ci kanamee moom dina ñëw dugg leeral ko incha allah rabbi léegi ñu avancé ci benn mbir moom mooy ki nga xamante ne nii war nga ko xam. maître Abdoulaye Gueye waaw. parce que da nga posé question boo xam ne li nga wax man dama ci d'accord dama ne. waaw. bi Ablaye Wade gis naa ko. waaw. tontu gis naa ko. waaw. bu njëkk ba ma Ablaye Wade tontu laa ngi gisuma ko yow boo ko gisee ngoon ma ko. waaw. est-ce que loolu la. waaw kon ma passé. waaw kon doucement rek. waaw doucement rek. waaw. waaw. déglu ma. non maa ngi lay déglu. maa ngi lay déglu merci. Serigne Assane Mbacké. wax na ne ñaareel lettre bi wax na ci Serigne Assane Mbacké mu ngi ñëw. mais comme yow ci sa wax ne nga ma Serigne Assane Mbacké jubboo na ab Ablaye Wade. te man xam naa lan mooy position Ablaye Wade mooy amuñu plan B. dama ciy sant yàlla. waaw moo tax ma ne dina leer bu dugg see dina leer. waaw bu ñëwee nga wax moom. waaw d'accord léegi pour ñëw yokkal la rek moom mooy gisoo lettre Madické Niang bi donc kenn gisul lettre Madické Niang bi mais kon lan moo waral coow li kon parce que moom laa wax sànq ne la maître Madické Niang bu fekkoon ne dafa woote déggante ak it président Wade defe naa ñun duñ ci jot peut-être que après mun na am ay fuite bu fekkoon ne dañoo gisee mun na am ay fuite mais bu ñëpp di coow ci benn mbir loolu man nekkul mati mais loolu xam naa peut-être dañuy wax sénégalais yi ak ñi ko activistes yi ak tam journalistes yi Sénégal kon ñoom la ñuy maanaam joxoñ baaraamu tuuma bu loolu weesoo donc monsieur Wade maître Aba Talib Gueye coordonnateur convergence nouvelle citoyenneté donc CNV nee na moom ci boppam moom dafa ànd ci ñu am un plan B nee na qui peut forcer le conseil constitutionnel à recevoir les parrainages de Karim donc nee na moom mënul comprendre lu tax PDS du war a mun a am un plan B parce que conseil constitutionnel dafa invalider candidature Karim Wade kon PDS c'est-à-dire kan moo mun a forcer conseil constitutionnel mu recevoir les parrainages de Karim moom loolu la mënul comprendre. waaw xam nga Mati. waaw. loolu Abou Talib Gueye Sénégal la dëkk. waaw. Dakar la dëkk am na téléphone da nga koy laaj mais dama lay wax ne. waaw. conseil constitutionnel. waaw. tey dafay invalider. candidature Karim Wade waxul dëgg parce que conseil constitutionnel dajeegul ci loolu. li ñu wax lu bokk. donc loolu lañ koy loolu jotagul. jotagul da nga ma bëgg wax ne conseil constitutionnel bañ na. candidature Ablaye Wade nga ne loolu Abou Talib moo la ko wax ma ne loolu du dëgg. conseil constitutionnel dajeegu fi. pour examiner candidature nit. li ci des nag. convergence association des malfaiteurs. association des ñooñu ñëpp ku ci nekk sa parti. bu la neexee nga nga neex. mais ñun suñu parti ñun. ndëgëm ñoo moom suñu bopp. nee nañu suñu candidat Karim Wade la. D'accord. Alors monsieur Pape Samba Diop internaute donc mi ngi aussi am laaj pour yow nee na waaw li mu commentaire moom nañ bàyyi mu jàll nee na Mati, peux-tu lui demander pourquoi ils ont toujours adopté la stratégie Karim ou rien n'y a-t-il que Karim qui est crédible parmi eux mu ne lu tax yéen ngeen adopté stratégie Karim Wade kese Karim ou rien ndax Karim rek moom moo crédible ci biir PDS. waaw mais lu xam nga lu tax waa APR ne Macky rek la lu tax waa PS ne Macky rek la lu tax waa Sonko ne Sonko rek la lu tax waa diw ne waa diw la mais je ne comprends pas ñoom nekk nga bëgg mais nañ bàyyi tax nga dëgër si ñoom nag bu leen neexee ñu changé bés bu nekk mais ñun duñu nekk nit ñoo xam ne nit ñu changé lañu ñu li ñuy jàpp nañ ko sunu candidat tànn nañ ko ci règle yu wóor ci congrès bu wóor ci investiture bu wóor nit mënuñu ko changé loo fi mu toll
ku ñu yónni pour nga changé ñu candidature da ngay nax sa bopp da ngay sonal sa bopp. ñun suñu pare gis nañ ko pare dara mën ko changé. ok donc yéen daal Karim ou rien gars yi mun ngeen poser question ki nga xam ne moom mooy Doudou Wade quand on vous donne les preuves. Voilà donc am na koo xamante ne nii voilà donc am na ay commentaires par rapport ak yow mais bon nañu jàll noonu ñu ñëw ci li nga xamante ne moom aussi jur na coow mooy révocation bu Khalifa Sall fu mu nekk nii am na sax Thierno Bocoum def na benn live ndeysaan démb live Facebook muy exhorter les pro Khalifa Sall ne ñoom nañu gore déjà yow révocation bi rek yow lan nga ci gis lan moo ci xalaat décret révocation bi et tout ce qui s'ensuit. décret révocation bi. waaw. révocation Khalifa Sall. waaw. ak génne Khalifa Sall ci présidentielle yi du tey. yàgg na. ba mu amee yàgg na. bu fekkee ne Macky Sall dafa bëgg tëj ay maire. pour révoquer leen sur le plan administratif. maa ngi giñ ci baaxu yàlla ne bu ko commencé woon ëllëg te taxawu ci. taxaw ci ak dëgg ëllëg ci altine bi dina révoquer 350 maires 350. il bu fekkoon ne rek dafa bëggoon jël pour que faute administrative ci ñoom. mu seet la révoquer la sur faute administrative. sur rapport au ministre bi concerné 400 et quelques maires dañ leen dàq ëllëg. loolu tax ko jóg. li ko tax a jóg mooy faagaagal Khalifa Sall. maintenant révocation bi man waxuma ne mënu ko def. mënoon na ko def te rapportu inspection générale d'État. mënoon na ko def ba ko ministre bi constaté. mais moom dëgg bi mu def. dafa wax ne. jël na ko ci charte constitution bi ci gouvernement bi ainsi de suite mais jël na ko ci arrêt pour d'appel date du 30 août. arrêt boobu laa wax ne amul benn juriste bu mën a wax bi mën nañ ci révoquer Khalifa Sall parce que condamnation bi définitivul loolu sànn encore ba yàkkamti Khalifa dee ok jéem a rey mais loolu taxul Khalifa dee Khalifa bu parce que Khalifa esprit la Khalifa parce que waa Dakar seen bopp ñoo bañ a nekk maire bañ ne keneen du nekk maire bañ ne keneen du ko mel ne Khalifa la ngoonte bëgg waa Ndakaaru yi moom la Macky Sall jël te bu leen fàtte ne Mbaye Ndiaye Khalifa Sall ne ko boo ñëwul suñu sa dara du baax te sa lépp yàqu di nga sànku waaw am na ko la posé aussi ces deux questions yaa ngi takkarnaase Khalid Tambédou nee na il pense quoi de l'appel de Barthélémy Diaz à 4 jours de la date de sa libération kooku mooy Khalid Tambédou Amadou Ouriba nee na Maty demande lui si et seulement si Karim ne se présente pas ndax PDS du am candidat. waaye mais xanaa ñoom dégguñu Karim bu présenté wul élection du am. nous dañu dul bàyyi Macky Sall muy def lu ko neex ci sunu réew. Macky Sall amul droit di tànn ñi war a nekk candidat. di ko tànnal parti yi duñu ko nangul. bu dee élection rek li ñu dem élection fii kenn demu fi élection bu fi nit di dem élection tey. ci démocratie am na lu ci ëpp nan lay budul léppit li ci PDS def kenn defu ko fi. par conséquent am nañu candidat bu leer. bu clair bu net mais Macky Sall ba fu ko buggul moom comme candidat ci biir élection yi mu ne du am te loolu dina am. ok mais nag am na aussi ku la wax ni la voilà il pense quoi de l'appel de Barthélémy Diaz à 4 jours de la date de sa libération. affaire am ban. mu ne lan nga xalaat ci Barthélémy Diaz à 4 jours de la date de sa libération Khalid Tambédou moo la ko laaj. mais Barthélémy Diaz homme politique la. waaw. mu mener des combats dans le parti socialiste. mu jaral ko lu nekk. mu dem ba tey mu xam ne jàpp ne parti socialiste du parti. jaay nañ ko mu génn ci. dem na ci kaso.
xeex na ci Ablaye Wade dem nañ ci législative jàllul comme député reconnaître nañu ne ñoom ay faute la ñuy def dañuy def ay erreur politique jàppaat nañ ko dugal ko ci kaso yi mu ngi toog di muñ bu génnee moom jël ay position yi mu war a jël donc am na ko ne mais Doudou Wade waa lu tax Karim du ñëw luy jot na Babacar Thiam luy jot na pour moom mais est-ce que jot na ñun PDS pour mu ñëw loolu ñun ñoo koy déterminer ñun ñooy déterminer kan la Karim di ñëw ñun ñooy seet muy jaar ñun bu ñu bëggee di jëkk ñëw ci dëkk bi dinañ ñëw bu ñu bëggee génn du ñu génn wan nañ leen ko dañu tere woon ne du ñu génn ñu ne ñun du ñu génn dañu tere génn Sénégal mais ba ñu soxlaa génn wan nañ ne bi ñu bëggee génn nañu ñëwaat jaar ci aéroport bi ngelaw kenn du ko ngelaw kenn mënu ko tere jaar ci porox ndoll ok alors Wessam rek nee na Macky demande-lui pourquoi l'opposition dont est membre le PDS ne pose aucune lutte pour soutenir Khalifa par des marches ou des sittings ou des sittings. Donc elle ne lutte que pour le fichier électoral et la candidature de Karim. Je pense le pourquoi et membres de l'opposition ne doivent pas être unis. Donc nee na ci tënk daal nee na lu tax yéen vous êtes PDS ci opposition la bokk lu tax yéen defu leen ay marche ak ay sitting pour jàppale soutenir Khalifa Sall donc à part fichier électoral bi ak Karim Wade yéen duñ leen dégg daal ci yeneen xeex daal. dégg naa la waaw dégg naa la Mati nañ ko gàttal dégg naa la Khalifa Sall. non dama koy def en wolof pour ñi déggul nasaraan te ñuy seetaan aussi. waaw moo tax ma ne Khalifa Sall. ba ñu ko jàppee ñun dañ ci taxaw non seulement dañ ci taxaw bu mu mat bari na réunion yoo xam ne Khalifa Sall defal nañ ko ñun dañ ci ñëw taxawuñu pour Khalifa Sall xam nañ ko séq nañu ay teraanga suñu rakk la mais dañu xam ne moo nekk ci yoon ci communication Khalifa Sall taxaw di ko xeexal ci la PDS ci bu rëy te dox na ko ci tribunal bi dañu bañ ba ñëw ne témoin lañu président li ñu déglu ñu dellu ci en appel ne témoin lañu dégluwuñu ñu jël bi wax suñu position ne dañ ko tooñ Cheikh Bamba Dièye wax li mu wax ñu bëgg ko jàpp ñu ne Cheikh Bamba li mu wax dëgg la Cheikh Bamba li mu taxaw ni magistrats yi sont corrompus peuple bi ñoo ko waxloo loolu jàpp ñun dañ ko def à nos risques kenn topp ñu ci ak mosuñu ko defal amul kenn ku ñu ko mës a defal mais comme démocrate lañu moo tax ñu defal ko te ce combat de Khalifa là on le mènera nous jusqu'au bout parce que dañ ko tooñ bu fekkee ne bëgg nekk candidat ñu rendi la mais moonte réew mi du sotti yéen la ñuy laaj yéen moom di ko wax ak ñeneen ñi ak sénégalais yi ku mu ko jaral dañu topp ci xeex boobu li koy régler loolu mooy jële fi Macky Sall. D'accord. Alors Akhenaton nee na les relations entre Idi et Karim sont-elles au beau fixe maanaam pour ñi déggul nasaraan suñu mbokk immigré yi seetaan Brésil ak un peu partout nee nañu mi ngi laaj ci Akhenaton lan mooy suñu invité Doudou Wade lan mooy relation entre Idi ak Karim est-ce que neexoon nañu. waaw xam nga politique du question neexoo ak naxaroo politique dafa am benn moment boo xam ne bu fekkee ne intérêt nation yi moo taxaw bu fekkee ne réew mi moo taxaw ku nekk war na mën a fàtte sa bopp pour ñu jariñ réew mi mooy li waykat bi wax rek bind ko accourons sauver la mère patrie accourons pour sauver la mère patrie loolu Idrissa Seck ak Sonko Abdou Mbaye ak waa APR yi nga xam ne ñu ngi nekk ci biir APR te la ñu nekk tey jàpp nañu du dëgg mën nañ cee juboo mais seet ndëgam seen relation juboo nañu wala li ngi wax loolu mënuma ci wax dara mais damay jàpp ne rek am na foo xam ne fii ñoom ñaar seen intelligence ak toll na foo xam ne fii am na bés dinañu mas a daje xam ne kañ lay doon. D'accord.
ok alors donc Samba Sadi moom aussi nee na contribution la bu fekkee ne mun nga ci aussi jox tontu nee na waa Mati Pa Doudou ne ko monsieur Doudou ne ko pourquoi alkaati du bàyyi dóore ne ko ñoom pourquoi ñu jël otage sénégalais yi ils savent très bien que Karim ne sera pas du parti ñoo ko gën a xam c'est-à-dire moom nee na ñeen xam ngeen bu baax ne Karim du bokk daal. waaw xam nga alkaati du bàyyi dóore daf ko dégg ci dafa am ci ku mu ko déggee xëy na ci man. waaw te kooku ci émission la ñu toll woon. waaw. indi yëpp ma woon ko ne waxul dëgg dafay fen. mu jóg na lan mooy sa dernier mot mu ne nekk de alkaati du bàyyi dóore. muy sant yàlla ci loolu. parce que comme wax lu mu wax ma ne nga woon ko ne preuve yaa ngi nii. mu dem ba jóg. en tant que représentant président de la République ay la yéwén nangu ne man la alkaati du dóore mooy wax ko dëgg daal boo ko jàppee mooy toujours day wax dëgg rek loolu laa koy d'accord Cheikhouna Seck parce que waaw waaw Cheikhouna Seck nee na posez-lui la question nee na le fait d'imposer la candidature de Karim pas de plan B, est-ce qu'il n'a pas permis ces militants comme Fada, à des militants comme Fada, Souleymane Ndéné Ndiaye, Farba de quitter Farba Senghor, de quitter le PDS pour rejoindre Macky. Donc maanaam ci wolof pour suñu mbokk yi ne mu ngi laaj suñu invité ne lu tax waa PDS pourquoi ñu bëgg ñu imposer la candidature de Karim Wade pas de plan B bëgguñu plan B te loolu est-ce que permettrewul facilité wul ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye transhumant yi Fada ak ñeneen ñi Farba Senghor ñu rejoindre Macky Sall. waaw mais xam nga yow da nga leen wax ba tudd leen transhumant. waaw. mais ñooñu man dama leen considéré comme ñu dee parce que dafa am kenn ci ñoom Souleymane Ndéné moo waxoon ne. transhumant yi dañ leen war a fusiller. comme man sama xel moom ci boppam Souleymane bu nekkoon président de la République tey bu ma ko joxoon fetal. mu fetal boppam fetal ñooñu man ñooñu du ma seen wax seet seen wax dama leen di jàpp comme ñu dee rek. ok ok pour yow daal ñoom existé tuñu daal. yow yaa ne transhumant lañu. ko ci boppam transhumant dañ ko war a fetal ngoonte moom xam naa ne fetal boppam du yomb mais ma jàpp ne transhumant la comme transhumant la fetal nañ ko sama xel dee na du ma ci waxati. alors donc Arona Niang ñu di ko ziar moom tamit activiste la nee na Maty demande-lui pourquoi Karim ne parle pas aux Sénégalais c'est-à-dire pourquoi Karim du jokkoo ak Sénégalais yi soit ci ay vidéo wala comme Cheikh Bamba Dièye nu muy def ay Facebook live comme ñoom Obama ni ñu doon faral di def wala président Macron et cetera pourquoi du adressé wu ak Sénégalais yi jamais quoi ba léegi dégguñu ko fenn daal. waaw dama bëgg premièrement ñu bàyyi Obama ak Macron. boo yeewoo ci Cheikh Bamba Dièye kenn rek ma jël. mais Macron aussi man gëwuma leen. gëm naa Cheikh Bamba Dièye. gëm naa Sonko. gëm naa Abdou Mbaye. gëm naa keneen mais man. Macron gëwuma ci bi war. waaw muy benn bi ci des. waxul nag moom. mais bari na ay Sénégalais yoo xam ne tey jii ci dimanche yi. tey jii ci dimanche yi Karim wax naa ak ñoom te ëpp nañu bari nañu. mu ngi wax ak nit ñi ci forme bu mu bëggee. bu wax bu li ñuy def bu jotee. incha allahu rabbi. dinañ ko dégg. d'accord bu ñu ko déggul ñu ngi dégg ay ndaw. parce que ay ndawam ñi nga xam ne ñoo koy defal campagne tey. di ko wutal parrainage. ñu ngi fu nekk. démb maa ngi Paris. tenir conférence ci benn salle avec 150 personnes. yu fayal seen bopp jëndal seen bopp seen reer ñëw déglu ma te la ma leen indil waxu Karim Wade la. ok alors donc balaa ñu jàll ci question Boubacar Ndiaye moom aussi ndeysaan activiste la mi ngi fii mi ngi France également juste xam nga dañu nekk ci benn monde boo xamante ne nii àdduna la donc tey jii mënuñu yem rek ci Sénégal de manière générale loolu moo tax ba Sénégal sax bu ñuy def journal dinañ def ci national et international tey ku nekk président tamit doo yem rek ci sa dëkk di ngay accueillir également président Macron wala président beneen dëkk te képp ku nekk aussi homme d'affaires tamit di nga jëflanteeg France di nga jëflanteeg yeneen dëkk yi moo tax jamono bi c'est benn kii monde truc planétaire la kenn mënul yem ci sa dëkk rek ne doo wax ci ne yeneen la ñuy def ak wala jël ay exemple feneen bokk na immigré yi nga xam te ni tey fu ñu munti nekk ñu ngi garder seen culture ak lu ñu
doon mais dinañ xool lu baax ci dëkk ba pour mun koo roy également am na nag aussi ku la laaj koo xamante ne ni Boubacar Ndiaye ndeysaan di activiste donc am na benn question boo xam ne laaj nañ la ko nee na est-ce que bëggu leen su ma juumulee est-ce que bëggu leen instaurer benn ay fitna daal ci Sénégal comme que Karim Wade dañu invalider candidature am est-ce que ñëwam Sénégal du indi fitna moom loolu lay laajte. waaw mais bu fekkee ne ñëwam Sénégal du indi fitna mooy moom mi ko laaj bu ñëwee Sénégal mën naa am fitna. waaw Sénégal ku ci génn am droit ñibbi Mati am nga droit ñibbi si. waaw am nga mat. waaw li leen ak li leen delloo ci biir yaa ko xam. waaw. ngoonte ko ñoom bu ñu amee droit ñëw. waaw ni ñu amee droit ñëw seen Karim à droite nit mënul nekk apatride. waaw nit mënatul nekk sans patrie. mais waxtu bi yaa koy dellu si Youssou Ndour way na ko. tukki am na. dellu si ñibbi am na. ok fay dara di kulle la. d'accord ok en tout cas ñu ngi lay gërëm lu bari monsieur Doudou Wade donc ancien président groupe parlementaire bu PDS jamono yi mi ngi Europe mi ngi France aussi ñu ngi lay gërëm di la sant lan ngay tàggatoog suñu mbokk internet yi la doon suivre. waaw di wax ne rek man li ma jàpp tey Sénégal toll na foo xam ne fii situation bu jafe la bu difficile bu compliqué mooy ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Macky Sall faloon ko ñoom seen bopp mu jarale leen seen bakken pour mu falu ñooñu seen bopp tey ñoo wax ne Macky Sall moo yées ci président yi nga xam ne ñoo jute Sénégal dinaa ci kenn rek Cheikh Bamba Dièye am mu deful pour Abdoulaye Wade jóge fi mais te moom wax na ne dallu Abdoulaye Wade moo gën Macky Sall waaw ñooñu ñëpp ay jam ay ñoom ñëpp ñoom Abdou Mbaye ñoom le Sall l'ancien ministre là des valeurs ñooñu ñëpp àndoon ak Macky Sall doon ñu yekk lu nee nañu léegi Macky Sall moo yées ci àdduna bi man dama nekk ak ñoom ak Sénégal yi ko bëgg la mu leen jaral ko ñoom pour Abdoulaye Wade jóge fi mu jaral leen pour ñu jële fi Macky Sall société civile bi ñu doon wax nga dem ko Abdou Mbow Moussa Ndiaye ñooñu ñëpp ba ci Jacques Habib Sy léegi ku ci nekk bàyyi nga Macky Sall uti nga candidat mooy wax nañ ne baaxul te wax nañu ñoom ne Abdoulaye Wade ko gën waaw ngoonte boon lañu dajale te amul keneen sax ñoom seen xeex déggu fi ci loolu la ñuy woo Sénégal xeexu politique yi xeexu Sénégalais yi la société civile ak ñi nga xam ne ñoo ñëw ci politique bi tey politique bi ci mu toll ñun dañ ci am ay responsabilité kenn mënu ci génne parti politique moo tax sax d'ailleurs moo tax bu parti politique konoon ñoom ñu yëg ne réew mi yàqu na ku ci génn fa nga tey feeñ formé nga parti politique parti politique baaxul yëg nga ne réew mi neexul yàqu na mais léegi nangu nga ne ki koy faj mooy parti politique dem nga wuti parti politique ngoonte boon nañu daje pour jële fi Macky Sall parce que Macky Sall amul njariñ ci Sénégal te ñu yëgal ko ne ñun ñi nga xam ne ñu bëgg defar la mu ko jaral moom yàqkat bi jaral nañ ko dégg naa ne mu ne que tey moo gën ñàkk mandat ñàkk bañ a am deuxième mandat na jàppale ngoonte boon dina dee du am deuxième mandat. ok merci beaucoup monsieur Wade donc di rappeler ne c'était donc monsieur Doudou Wade donc nekkoon ancien président groupe parlementaire bu PDS sama gars yi bu ci kanamee dina aussi ñëw juste rek en 1 minute 30 ma expliquer leen donc live Facebook yi entre guillemets technique interview bi ma jël pour live Facebook xam nga bokkul ak match bi nga xam ne moom ngeen doon gis ci télé yi ak interview yi dinaa leen wax lu tax incha allah donc Serigne Assane Mbacké bu fekkee ne mun nañu envoyer benn message Pastef Angleterre dinaa la jël bu ci kanamee
Pastef Angleterre dinaa la jël bu ci kanamee ñoom ñu ngi bëgg a dugg gars yi may leen mu jël Serigne Assane Mbacké su aussi nekkee en ligne ma jël ko également ci Facebook bi directement allo Serigne Assane Mbacké. waaw salaamaaleykum. maa ngi lay ziar lu bare bare bëggoon nag vraiment nga dugg ci Facebook bi directement bu fekkee ne mun nga ma envoyer benn demande ci caméra bi pour ma mën la jël directement. waaw caméra maa ngi ko doon xool nag boobu ba léegi mais dama ko dul gis. dama dul gis fi ngay defee demande bi pour jàll en direct. maa ngi koy door a activer en fait parce que dama nekkoon ak Doudou Wade maa ngi koy door a activer nii sax. d'accord waaw xaaral kon moo boole ci. voilà tout de suite ok. donc gars yi en attendant Serigne Assane Mbacké di dugg ñu def benn kii bu ndaw pour que ngeen mun a comprendre xam ngeen tey jii bu dee Maty show to show wala ay émissions yi ma doon faral di def comme seen show bon avant seen show di nekk nii man dama am sama technique d'interview depuis show to show ñu bari sax xam nga doon wax naan voilà donc électro ceci c'est cela ba tey ñu bari alhamdulilah technique boobu moom la ñu jël adapté ko ci seen émission ci télévision sénégalaise waaye tey Cheikh Sam Kébé tey il faut mu dugg tey waaye xam ngeen ne naka laa leen ko mën a expliquer live Facebook bokkul ak émission télé xam nga émission télé da ngay jàkkaarloo ak nit ki tey am nga gestes yi ngay def ci sa bët wala gestes yi ngay def sa interlocuteur dina xam ne il faut nga poser question mu may la déglu la wala man sama bopp dinaa xam kañ laay mën a couper kii ak fan laa ko mën a couper am na am tamit ni du ma ko mën a expliquer ni tant que voilà ñi nga xamante ne dañuy def émission télé dinañ comprendre fi may waxee live Facebook comme nga jël nit ki ni WhatsApp tey bu waxee nga wax dina indi benn cacophonie boo xamante ne ci dégg-dégg du neex te it débat bi yow li nga bëgg sa doo ko ci am mais lu yokk tax ma adapté technique bi muy les politiciens yi nekk ci pouvoir bi comme ñu nekk ci opposition yi déglu leen bu baax li ma leen di wax c'est important parce que dañ ma ci interpellé muy opposition comme di pouvoir jël naa fi Ousmane Sonko gis ngeen ne xam ngeen nu muy tontoo question yi ak bu koy tontu ndax day argumenté ou pas ndax dina déglu Maty ndax di nga mën a xam di nga mën a jàngat nit ki d'abord ak it contenu bi waxam ndax dina argumenté ou pas ndax am ay argument ou pas jël naa fi également ay nit ay politiciens duñ la bàyyi nga wax seen langage aussi énervé nañ seen waay sénégalais yu bari tey maak ñoom xamante nañu ci côté communication parce que waxuma tey sama invité tey de mais invité émission yu passé yi lañ ma ko doon wax à chaque fois su ma paree live su ma posé question dañuy daw question bi wala ñu ne du ma répondre ci question boobu donc man Maty le but est que tey nit ki loo ñëwee rek man dama lay accueillir comme noo ñëwee c'est-à-dire man ñëpp xam nañ je suis contre le régime mais du ma jël benn apériste nga ñëw ma di la casser c'est comme si je ne fais pas la part des choses entre Maty bi contre régime bi citoyen bi nga xamante ne day def vidéo am lu ko naqari di ko wax bokkul ak ki nga xamante ne ni tey dama sol sama yére war a def sama liggéey maanaam damay interviewer damay poser question yi nga xamante ni tey jii sénégalais gis naa loolu la ñuy laajte man je suis les journalistes ñu lu ñu jàngal moom mooy nous sommes les yeux les oreilles et la bouche du peuple donc tey li nga xam ne moom laa gis gars yi di ko laajte di ko wax ci suuf moom laay jottali sama invité yi ak ay questions ak it yéen seeni laaj ma laa di ko jottali moom également donc du ma jël man samay sentiment personnel may tax ba ku ñëw ma ne la non du lii wala ma lay kase pourquoi parce que dama contre le régime déedéet dama war a def sama liggéey concentré wu ci def la part des choses yéen nag internautes yi yéen sénégalais yi yéenay xool politicien bu ma invité kii ndax dina déglu nit ndax kii ku wekk nit la nit nu muy waxee rek si ngay mën a xam lu bari ci moom ci ngay mën a xam lu bari ci moom ci ngay mën a jàngat lu bari ci moom donc duma suux de trop mais xam leen ne rek faites-moi confiance te ci live yi incha allah dinañ xool aussi beneen moyen boo xamante ne nii dinaa mun di wax sama interlocuteur également ñu di ko gis bu ko defee wala may jokkoo ak ñoom candidats yi bu ñëwee Europe su ko defee mu nekk benn face à face boo xamante ne nii dina jur aussi leneen donc ma xool est-ce que ki nga xamante ne nii moom mooy Serigne Assane Mbacké envoyé na ma demande
donc envoyé ma demande kon bàyyi leen ma woo ko directement ci WhatsApp bi bu ko defee balaa 16h di jot heure Sénégal pour que ñu dem fële ca place de l'Obélisque waaw Max Sow noonu lay demee allo. asalaamaaleykum. maaleykum salaam Serigne Assane. soxna Mati ñu ngi ziare. waaw di la ziar lu bare bari bëggoon nañ vraiment nga feeñ ci écran bi mais bon nañ ko def ci WhatsApp bi. waaw d'accord. voilà donc ñu lay nuyu lu bare bari bàyyi la nga nuyu ak mbokk internet yi. asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi nuyu képp koo xamante ne rek yaa ngi seetaan live soxna Mati bi ñu ngi lay nuyu bu baax te di la siyaare. te di am mbégte ak contentement lool bi mu may occasion pour ñu ñëw leeral yu bëree bëri. di nuyu tamit képp koo xamante ne rek mi ngi lay jàppale ci liggéey bi ndax yaa ngi def liggéey bu am solo. merci kon du ñu def lu dul encouragé la félicité la. merci te it ñaanal sunu borom may la ndam ci liggéey bi nga nekk. merci di ñaanal nag bépp jullit boo xamante ne tamit yaa ngi ñuy déglu. ndax tey jii Serigne Mountakha mi nga xamante ne moo fi nekkal Serigne Touba dafa woote woon pour wàccum kaamil ak i ñaan. ci suba ba léegi fa lañ nekkoon. nekk tamit ci njàngum alxuraan mi ak njàngum maanaam xasida mi ñaanal lañ tamit ñëpp. di nuyu sa invité bi génn léegi muy Doudou Wade bi nga xamante ne moom. man damaa wax ne téere la téere maanaam xam-xam la. te it li mu wax rek doy na sëkk. xanaa daal di rek ñun. en position boo xam ne fu njaar ñu mottali ko pour wax ci pour leeral ko. waaye lii du sunu xarit sunu mag sunu lépp muy. Doudou Wade li mu wax rek doy na sëkk. kon ñu ngi lay déglu. ci bépp question nag boo xamante ne laaj nga ñu ko wala lépp loo xam ne tamit bëgg nga mu leer ci boppu askan wi nga xamante ne ñooy déglu. voilà ñu bëri nag dañoo jaaxle ba ñu gisee ne da nga bokk ci liste ñi nga xamante ne nii ay responsable PDS ak ay député yi nga xamante ni dañoo d'accord ni il faut que PDS am un plan B maanaam tey bu fekkee ne Karim mënul bokk ci élection yi PDS am nag koo xam ne dañ koy ngemb mu daal di bokk ci élection yi war a nag jàkkaarloo ak candidat Macky Sall donc daf ñoo jaaxal lool est-ce que ba tey yaa ngi ci position boobu ba tey ndax ba tey da nga jàpp ne il faut mu am un plan B pour donc le PDS candidat bu jàkkaarloo ak Macky Sall ndax tey Madické Niang bi nga xam ne ñëpp jàpp nañ ñu bari jàpp nañ ne dafa bëgg a poser candidature am pour élection présidentielle 2019 ndax yow ànd nga ci moom tey bu fekkoon ne tey dafay war a bokk ci élection yi di nga ci ànd ak moom également bëgg nañ daal xam balaa ñu ñëw aussi ci yeneen laaj yi. waaw soxna Mati ñu leeral rek. ci leeral bu njëkk bi la ñun duñu frondeur man bokk duma frondeur. en même temps tamit nekkuma fi tamit pour di xeex parti bi. nekkuma fi tamit ngir di néewal doole parti bi. li waraloon lettre bi moom lay njëkkee. ndax lettre bi. ki ñu naan Combaan daf maa woo. ne ma dafa am lettre buñ bëgg a bind président Abdoulaye Wade. pour xamal ko ne ko. dañoo war a wut benn plan B boo xamante ne dañ koy denc pour en cas ëllëg bu ñu demee ba nga xamante ne def nañu dépôt yi. ñu rejeté candidature Karim ñu mën a indi ko daal koy teg. parce que PDS dem sa candidature loolu mooy may Macky Sall deuxième mandat. te it bu ñu sañoon nag parti bi dina am candidature lii ñu koy bind. yëfu parti la yëfu biir néeg la te dañ ko koy envoyé li ñu soxla mooy ay signature. fekk boobu man maa ngi Abidjan. ma laaj ko ne ko lettre bi. ci ban format la ndax dañ ciy bind turu kenn pour wax ne ko mooy nekk plan B bi. mënu ma déedéet binduñu ci turu kenn. du Omar Sarr. du Madické du Babacar Gueye du Doudou Wade du kenn. lettre bi li ñu ci def rek mooy pour wax ko yow sax envoyé naa la ko ba neexee après man ngaa lire lettre bi ba nga xamante ne. amul lenn lu message loo xam ne mi ngi ci. man ci boobu dynamique laa nekkoon. bi mu waxee loolu expliqué ma loolu dama nekkul tamit luy siiw luy génn. yéen ñi ko signé rek yéen a ko am te it man tamit bi ma ko envoyé ma lire ko amul tamit lenn loo xam ne tamit maanaam lu ci yàq parti bi lay doon wala déet parce que yëfu parti la ndax dañu ne parti démocratique Sénégal
te képp koo xamante ne am nga sa xalaat wala nga am nga sa yéene wala am nga bëgg nu parti bi doxee am nga yéene wala sañ-sañ ñëw toog wax ko pour ñu waxtaan ci. ci dynamique boobu la woon. mais man néewuma fi pour di porter kenn candidature am. néewuma fi ngir di maanaam xeexal kenn te ba ñuy def lettre bi. tudd Madické Niang wiñ ci tudd Madické yëgu ko woon sax. fekk na moom Madické njëkkoon naa bind lettre. Abdoulaye Wade envoyé ko. 4 jours après ñun ñu soog a envoyé son lettre. waaye man juguma pour di xeex juguma pour front juguma pour lenn. te it ba nga xamante ne métti na maître Abdoulaye Wade. ak lam ca wax. man fekkonte ne su ma bokkee ca signature yooyu. dina am lu ko méttee noonu ci man. duma ko mos a signé parce que man parti démocrate Sénégal moo ma ñor PDS moo ma ñor Abdoulaye Wade tamit moo ma ñor. kon tey jii du ma def lenn loo xamante ne luy juyoo ak moom la. kon tey jii bu fekkente ne am na lu ko ci metti man dama part man Assane Mbacké maa ngi ko ci jégalu bu baax parce que man juguma pour yàq parti bi parce que maa war a defar te ku war a defar wuru yàq. dëgg la kon man PDS laa te PDS tamit lay doon. lii moo waral doon sama signature. te it may fàttali ne man. conseil wu maanaam. wala fu mu ak kenn wala maanaam conseil wu ma kenn. ngir muy saag Ablaye Wade wala muy xas Ablaye Wade. parce que man te lettre ba ca laa noppi woon mais nag leneen lu waay wax wala leneen lu waay def pour xeex Ablaye Wade wala pour saaga ko wala pour xas ko loolu moom yàlla concerné mais ñun continué wu ma boog man. kon yow lii moo waraloon maanaam lettre bi. voilà lettre boobu ak liste bi ñu leen def c'est-à-dire que yéen yow da nga jàppoon ne dafay des ci biir parti bi tey duñ ko fësal maanaam day nekk genre cuisine interne. waaw donc loolu. ko mi ngoog waaw mi ngi noonu loolu noonu moom lañ ko jàppoon te it li tax mu génn ci presse bi tamit jaaxal na ma tey métti na ma te su ma xamante tamit day am ampleur bi du ma bokk ci signature yi. d'accord leer na. voilà ndax yow yaa ngi déggante ak Madické Niang wala ndax jamono boobu yéen ngi doon déggante ak Madické Niang ou pas jamono boobu ak ba léegi daal est-ce que yéen ngi di jokkoo yow ak Madické Niang. Madické Niang. yàlla def na ne bi ñu bind lettre bi. moom sax yéegu ko woon. ok te it bi ñu bindee lettre bi ba noppi moom tamit maanaam yéegu ko. Madické man sama xarit la sama nit la. te it wax dëgg yàlla fi ma féete ci parti bi. ku dul Abdoulaye Wade amul kenn koo xam ne maanaam féete na ma fa. mi ngi may jàppale ci côté bépp nag waaye nag dafa bokkul ak mbirum parti bi. man parti bi moo ma ñor PDS moo ma ñor Abdoulaye Wade moo ma ñor ndax ñun nit ku nekk ak sa xarit. waaye man sama jëmmi bopp. bi ñu bind lettre bi Madické yëgu ko te loolu leeral naa ko wax naa ko fépp. d'accord Madické yëgu ko woon sax yëgul woon ne sax ñun maanaam bind na lettre. keroog bi nga xamante ne maanaam Abdoulaye Wade tontu na. ci lay soog a yëg ne bind nañ lettre bi. te it moom bi ma wooyee ne ma da ngeen a bind Abdoulaye Wade lettre ma ne ko waaw. mu ne ma war ngeen maa tàggu ndax dañoo yaakaar ne man maa nekk seen ginnaaw. te maa ngi leen soog a woo tey di la ko soog a laaj. ma ne ko waaw ma ne ko ñun tamit xamuñu woon ne da ngaa bind lettre président Abdoulaye Wade. mu ne nag maanaam yéen da maa tooñ parce que ñëpp dañu yaakaar ne maa nekk seen ginnaaw te nekkuma seen ginnaaw. ma ne ko loolu am na parce que man du ma porter kenn candidature am. li ñu xeex rek mooy pour ëllëg bu ñu nee waxee ne Karim Wade éliminé nañ ko pour ñu mën indi ko mais ñun li ñu jàpp. ak li nga xamante ne moo nekk mooy candidature Karim Wade bu dee ci yoon maanaam Macky Sall mënu koo empêcher day jàll. ndax légitime na te it wax dëgg yàlla signature yi rek buñ ci génnee di ngeen xam ne candidature Karim Wade maanaam légitime na waaye nag ki ko seqal. fi mu jaar ak Karim Wade jaar fa ak maanaam Khalifa Sall boo nee sañu lii wala ñemewu ko rek dañ fay eggul. te ñun sunu gëm-gëm ak sunu engagement ak sunu conviction mooy xeex. ba président Macky Sall daanu. ak nu mën a daanoo nag. kon nag tey jii ñun lépp loo xamante ne da koy xeex ba am daanu rek ñun moom ña nga ca. dëgg la ok waaw waaye moom Madické amul lenn lu ko lié ak ñun ci affaire lettre bi. d'accord waaw moo tax moom la wax sànq Doudou Wade ma ne ko ñaari fee la yoo xam ne dafa xewee biir PDS mooy liste libéraux ñi nga xamante ne nii dañu bëgg un plan B. donc aussi ñu fësal ko ci biir parti bokk na ci ay député ak li nga xamante ne ni moom la Madické Niang xalaat ci parti bi mooy un plan B pour élection yi yow ba tey ji jamono ji est-ce que ba tey yaa ngi yaakaar ne ci sa axulaay taala que ni PDS foog mu am un plan B. waa maa xam nga ñun dañoo bindoon pour yëglu pour wax. waaye nag ki nga xamante nag moom parti bi jiite parti bi. te it wax dëgg yàlla xeex. pendant 26 ans avant muy falu
12 ans xeexaat 6 ans yaakaar naa kooku bu jëlee dara ba ne lii la rek war nañoo mën a gëm am yaakaar ci loolu waaye nag dañuy fagaroo rek dafa baax lépp loo gis du nekk nga fagaru bañ laa bett dafa baax waaye ñun lépp lu parti bi dogal wala lépp lu parti bi tudd pour ne nañ dox ci schéma boobu rek ñun moom pare nañ pour ànd ci loolu incha allah parce que tamit maître Madické Niang tamit loolu la wax waaw parce que gis ngeen lettre bi bind parce que même moom tamit bi affaire yi amee dafa am lu ko metti dafa am lu ko bett trop parce que fi mu jaar ak Ablaye Wade ak li mu seq ak moom ak koo xamante ne Ablaye Wade su fi ñëwee yaag moom yéen a bokk benn oto loolu yombul bàyyi kër ñëpp ñëw sa kër daat fay daal loolu yombul kon yaakaar naa ne am na yoo xam ne waruñu ko jéem a sax dugal seen biir wala seen diggante wala yooyu waaye man de gëm naa ne képp ku Ablaye Wade tànn fii di nga daaneel Macky Sall incha allahu rabbi man maanaam gëm-gëm boobu man la am kon moom lu mu ci dogal rek ñun pare nañ pour ànd ci loolu voilà parce que donc ki nga xam ne moom mooy Doudou Wade nee na lettre amul donc ak ki nga xam ne moom mooy Madické Niang mais bon loolu voilà moom dem na duñ ci waxati waaye fu mu nekk nii est-ce que mën nañ xam ne yow ak it gannaaw li xew est-ce que yow jokkoo nga ak it Karim Wade wala président Abdoulaye Wade pour am na ko doon def di benn question nga baal ma rek benn question doon wax ni bu ma wax président Abdoulaye Wade naa wax président PDS wala yu demee noonu mais nit ki boo nekkee président fonction la boo xamante ne même boo nekkatulee président dañ la koy dàqantalee donc loolu moom voilà donc voilà ma bàyyi la nga tout à fait voilà waa question bi waaw question bi moom mooy yow ci diggante bi gannaaw loolu bu mu xewee waaw ndax jokkoo naa fi waaw xam nga man su ma demee ba nga xamante ne parti bi amatuma ci gëdd biñ ma war a jox yaakaar naa bala may kenn di ma wax sama bopp man ma xam sama bopp maître Abdoulaye Wade li ko gën a métti ci liste bi mooy bi mu ci gisee turu maanaam Assane Mbacké ndax Abdoulaye Wade daf ma fonk daf ma bëgg te daf ma teral ndax koo xamante ne ñëw na Touba ñëw ba sa kër seet la loolu yombul loolu rek maanaam ab cër la maanaam ki bi passé rek dafa yëkkati am xar mu rëy daan ma koy yónnee di jël numéro téléphone di ma woo bi ma envoyé mail di ma woo WhatsApp et tout kon yaakaar naa kooku amul lu ma réeroo ak moom parce que moom li ko metti woon ca man rek mooy nee na bi ñu gisee sama tur ak moom fi ma teg ak maanaam di ma fonk man leeral ko ne ko nag man ñëwuma ngir xeex la ñëwuma ngir ànd ak kenn mu lay saaga ñëwuma ngir ànd ak kenn mu lay xas parce que man lu ma mën a am PDS moom ko gënal parce que damaa nekk ci parti bi di ci liggéey jël sama alal dal ciy def jël sama temps dal ciy def jël sama doole dal ciy def te yaakaaruma ci kenn mu may finance mu may def sama propre moom mooy bopp Touba li ma fi def ci ay café ci ay meeting ci ay lépp parti bi musuma finance benn yoon ne ma am Assane Mbacké defal lii mën naa def sama propre mooy bopp parce que man maa ko bëgg maa ko gëm kon yaakaar naa li nga bokk ak li nga bëgg ak li nga gëm boo ci nekkee bu su mbir xewee yaatu na ñu woo la laaj la lan mu sa xalaat et tout dëgg la ci Karim Wade ñoom man su ma demee ma xamante ne amatuma ci parti bi génn dayo bi wala benn gëdd bi dinaa xam sama bopp te yaakaar naa loolu te yaakaar naa ñi ma ko seqal tamit duñ def loolu sama diggante ak ñoom parce que peuple bi ñu ngi jël témoin sama diggante ak ñoom parce que tey su ma neexoon ni ko samay morom defee ma daa koy defee noonu mais man du ma ko def parce que sama ngor sama deret moom mu gën a lu ma mën a am te sama objectif leen rek la muy xeex ba président Macky Sall daanu d'accord balaa ñuy tàggatoo nag parce que tey dafa am benn vidéo bu ma dugal moo xaw a jël tuuti si suñu temps waaye yow moom doo fi faral di gëj parce que personnellement déjà suñu goro nga suñu goro nga mais en même temps aussi dafa nekk koo xam da nga nekk koo xamante ne aussi da nga am yitte ci nit te da nga respecté nit aussi xam naa ne aussi da nga rafetlu suñu liggéey kon xam naa doo fi faral di jóg te dinañ déggoo incha allah man ak yow ma bëggoon xam aussi suñu dernière question mooy foofu Touba wex na xatt parrainage bi daal wax na xatt ci Macky Sall ndax gars yi nee nañu duñ ko fi parrainage waaw xam nga wex na xatt ci Touba gi mooy Macky Sall dafa bëggul Touba dafa di wax te dégg nag Macky Sall dafa bëggul Serigne Touba Macky Sall dafa gëmul Serigne Touba ndax nit ki boo ko bëggul gëmoo ko yaakaaroo ko yaakaar naa doo ko mën a defal dara te yéen nag ñun murit am nañ fula goo xamante ne képp ku ñu bëggul wala képp ku ñu yaakaar wala képp ku ñu respecté wul duñu la respecté parce que tey moom amul benn lan lu mas a immigré Touba amul Masaalikul Jinaan gii Macky Sall musu faa teg tànkam Macky Sall musu fa teg tànkam Masaalikul Jinaan c'est vrai kon ñun dafa am fee yu xamante ne ñun murid yi loolu rek dafa war a mën a génn ci Macky Sall ak lu ànd ak moom démb boo gisee mag Thierno Diouf Lambaye nga xam ne kooku seexub Serigne Touba la
Sëñ Touba jàngal ko yar ko defal ko lépp dem Macky Sall yàq na ab cérémonie parce que koo xamante ne dafa ñëw dafa tudd Macky Sall naan nañ ko ñaanal mu am ndab benn sëtam sëñ Abo Diouf jóg dagg ko ne ko fii doo fi wax waxu Macky Sall doo fi wax waxu politique ba dañoo arrêté cérémonie bu lu yàgg ba nga xam sëñ laay bi nga xamante ne mooy xalifa bi la leen di liire bu naratee am yàlla naa ko wute sëñ bu xoolal bu baax def na ko ci màggal bi ñu ko tuddee ci cérémonie bi indi woon na coow mais koo xamante na ngaa dem nga xamante da ngaa nekk problème ci nit ñi mu am benn lobby boo xamante ne bëgg a jóg taxaw ngir bëgg a imposer loolu ngir bëgg koo imposer Macky Sall ci xolu nit ñi loolu moo mënta nekk Macky Sall dafa deful dara yoonu Serigne Touba moo tax ñu tamit ñu tëdd ko wan ko ginnaaw affaire parrainage bi ñoom sax dañoo am sax maanaam ay problème parce que dañuy dem ci ay nit di leen jox xaalis pour ñu signé leen dañuy jël ay di ko sol ngir mën a am jàmm ngir di wut ay parrainage dañuy dem ci ab añ fa gars yi ñëw ko te yooyu yëpp